89.7 en direct dañu koy tàmbale ak Idriss Goudiaby daanu ko jébbal boromam ajuma gi ñu jëm moom la ñu njabootam daal di xamal ci ab janook way taskatu xibaar yi ni ki tey ci àllarba bi mu mel ni kon ngor soosu taximan la woon ca Ziguinchor ba nu koy faat nag ci manifestation gu ñu aaye la woon bu coalition Yewwi Askan Wi ca Ziguinchor ajuma boo leen ko fàttali ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wala ñu génn tam nag ñu ngi wéy di sàkku yoon def liggéeyam ngir ñu xam ana lan naka lañu faatee seen doom ñu teewlu ci kàddu yox seen kàddu de Idriss Goudiaby. bu naa ñuy xaar ñu dañ demoon police la ñu convoqué pour ñu jot kayit bi le papier d'inhumation du nekk ci ngay 42 jours yow nga yor sa nit a néew mënoo ko suul ci julit wala ci même xaj bu deyee sa kër da ngay yàkkamte dem denc wootuma leen nit 42 jours aujourd'hui ça suffit dafa doy métit bi doy na lu ñu ñaan mu nguur gi mooy nañu topp ñi ko def mais lu ñuy ñaan mooy na dëgg bi feeñ kuy def ñaaw teef yàlla na feeñ te dina feeñ nii u naa dina feeñ yàlla moo koy feeñal moom laa am pour wax ak yéen di leen gërëm di leen sant léegi bu dee laaj am na je suis à votre disposition. Fatou Abdou Ndiaye mi ngi noonu naka la ñu mën a jàngatee cette situation benn weer a ngi nii ñu téye néewub Idriss Goudiaby ñett expertise ñu daal di ko ciy def finalement dinañ ko jébbal boromam àjjuma ji tout ça pour dire quoi. Pour dire tout ça pour rien du tout. bu fekkee mën nañu ko dippee noonu. parce que cette contre-expertise bi ñu doon wax muy troisième contre-expertise bi finalement kon mujjuñu ko amal. kon moom Idriss Goudiaby ay mbokkam lu toll ci ñeent fukki fan ak ñaar. ñu téye seeni néew ñu leen koy gangtee fu ne ñu yóbbu fa néew ba finalement ñu ne leen. parquet bi jox leen autorisation pour que ñu denc ko jébbal ko boromam te dañuy wax nag ci religion yépp ne rawatina sax bu religion jullit que nit ki bi nga xamante ne génn na àdduna nañu ko jébbal boromam ci na mu gën a gaawee je pense que loolu la it religion yi bari wax tey mu faatu kon ne dañu nekk ci li nga xamante ne moom mooy yoon dëggantaan kon bu fekkee ne faatu na autopsie ba day gaaw ñu am benn autopsie boo xamante ne dañ ciy basé yu mu doon dëgg mais du ñu def autopsie ñu ne waat dañuy defaat beneen contre expertise boo xamante ne procureur bu Ziguinchor moo génnaat wax la xoon génnaat waxaat encore beneen wax annoncé waate une troisième peut-être contre-expertise qui n'a finalement pas lieu donc lii yëpp lu mu ñuy indil moom mooy souvent justice kenn mënul wax ne sunu réew amul justice on a peut-être une justice mais yenn saay ci dossiers yu mel ni taxawaay bi ñuy xaar ci ñoom dëggantaan dañu fay taxaw léegi nag denc ko warul tere mbir yi leer Mouhamed mbir yi dafa war a leer ñu xam dëggantaan lan moo faat Idriss Goudiaby su fekkee ne première expertise bi nga xamante ne moom la ñu waxoon ne dañu ko jam moo tax mu faatu bu fekkee loolu la ñu ubbi ci enquête mu faatu te it mu tegu ci dëgg su fekkee bal la ñu teg enquête bu leer nañ bal ba fan la jógee ñan ñoo ko faat ñi ko boom yoon teg ci ñoom loxo def ci lim ci war a def je pense que loolu la ñuy xaar li des nag njabootam wax nañu ko néew liñ ciy xaar mooy denc ko jébbal ko boromam ñaanal ko sunu borom xare ko àjjana. Hadj Mansour daañu jébbal naam seenug doom waaye ñu ngi wéy di sàkku justice leeral anam yi nga xam ne ci la Idriss Goudiaby faatu. mais léegi sax la justice war a gën a mën a def liggéeyam nag léegi mu ngi soog a jot dëgg-dëgg bi nga xam ne def nañu benn autopsie defaat baneen ñaar yi li ñuy wax safaano sénégalais war nañoo xam kan moo wax dëgg ci ñaari autopsie yi mënuñu bàyyi noonu rek après ñu ni ñaar yi li ñuy wax bokkul te xamuñu kan moo ci am dëgg ñi jëkkoon a wax ci ay mbokkam ni kon li ñu wax ni moo ko reyu ko donc ñooñu xanaa dañuy am raison xanaa du ñu am raison ci premier kenn ki nga xamante moo jëkkoon a wax ci autopsie te la mu waxoon amul kooku ay daan war na tegu ci kawam parce que trahison la def bu fekkee li mu wax amul ki jëkk a def autopsie bu dee la mu wax amul trahison la loolu daan dafa war a tegu ci kawam foofu la ñuy xaar yoon balaa ñu sax identifier ki ko rey ba noppi pour yoon di def ci kawam mais ki jëkk a def autopsie wax lu dul dëgg kooku dañu ko yónni absolument pour mu informer ñu war a dem guerre mu ñëw ni leen fu ngeen di dem guerre kekke la ñoom ñëpp ñu jël oto yu ndaw nekkate gànnus la bi ñu demee ñoom ñëpp dañoo ngiroo ñu rey leen kooku warkat la mu def kooku yoon dafa war a teel a jublu ci médecin boobu nga xam moo jëkk a def autopsie bu njëkk ba bu fekkee autopsie bu mujj bi dafa weddi moom li mu wax ba tax procureur demandé waat ñu defaat beneen autopsie waat laataa mu doon defaat demandé waat beneen autopsie waat yaakaaroon nañu ko jëkk a def autopsie bu njëkk ba ñu jëkk a teg ay daan ci kawam ndax dafa war al xiyaana la beneen bi ci des nag mooy fi yëf yi toll nii nag joxe na ndigal pour ñu denc ko mais ñu ngi koy xaar ci lu néew a néew
ngir enquête bi fu mu toll ñu wax ko nit ñi ngir ñu mën a identifier ana kan moo ko rey ci ñaari autopsie bi ci wax dëgg dina leen permettre ñoom ñu mën a gën a baral jéego yi teg loxo ki rey Idrissa Goudiaby parce que teg nañu loxo ku defoon njombi wu gën a làqatu ki def njombi bii nii. mu doon loo am solo Hadj Mansour dañuy tàbbi ci wàllug politique ak campagne bi mu nekk di def coalition gëm sa bopp duppee ko non au troisième mandat saa su ne nag sunu ndaw Alassane Balde moo ñu koy toppal Alassane ginnaaw ba ñu la nuyoo ana jamono ji fan ngeen nekk ak lan lañ mën a jàpp. voilà mu mel ni kon Alassane mënaguñu ko am si kuul daan ko am incha allah ci bu yàggul dara ci biir xibaar yi en attendant ñu wëyal rek wax ci syndicat national ëmb agent administration ou commerce yi nga xamante ni ñu ngi ci grève wala bëgg nañu tàbbiwaat ci ak grève fukk ak ñaar ci weeru août bi ñu jëm loolu lépp nag ñu ne ngir ñaawlu beddu konte gu ñu nemmeeku ci traitement salarial ci ñi nga xam ne ñoo di ay agent yu génnee ci école nationale d'administration muy ENA responsable syndicat yi nga xamante ne nii amal nañu ak janoog way taskatu xibaar yi wax nañu itam sortant école nationale d'administration yëpp yi liggéey ci ministère yëpp seenuk situation dafa ñoŋ waaye ñoom ñi nga xam te ñooy yëngatu ci ministère bu commerce daanaka dañ leen beddi ci wàllug salaire loolee la ñu ne faw ñu joyanti ko wala lu ko may daañu woy di tàbbi ci ay grève compte rendu Abdoul Aziz Sow Dabakh gën a ñoŋal payooru liggéeykatu ministère du commerce niki noonu fexe ba commissaire enquête économique yi ak it contrôleur yi fiy liggéey te génne ENA tolloog seenub naataangoo yi ci wàllu payoor yi liggéey ci yeneen i bërëb lile bokk ci seenub jàmbat. ñi nga xam ne dañoo nekk ci ministère bi génnee ENAM boo seetee agent ENA yi ñoom ñoo ci gën a néew payoor donc foofu dañuy doon demander ñu tollale lépp beneen bi mooy situation wu yeneen agent yi ne ci ministère bi génnee wuñ ENAM na mais ay agent lañ fi donc ñooñu aussi ñuy demander seen naataangoo yi nekk ci yeneen ministères yi la leen état bi defal ba ñu toll ci benn niveau payoor bi ñoom it ñu defal leen loolu. leneen itam yu ñuy sàkku mooy agent temporaire yi ñu jël leen ci fonction publique. nekk ay chauffeur nekk ay secrétaire nekk ay agent administratif donc déposer fonction publique depuis ay at donc ñuy demander état bi mu recruter leen fonction publique. muy lu ñuy xaar ñu indi ci ay saafara donte sax amaloon nañuy grève générale fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru wile lu ni mel tax ba ñu dàbbaliwaat yeneen ñetti fanu grève ci weeru août. du 10 au 12 août. écarté wuñu sax def grève illimitée maanaam toog banque suñu loxo définitivement. ñàkki oto yu ñuy liggéeyee niki noonu seen bërëb liggéeyukaay yu màgget bokk na itam ci jafe-jafe yu ñuy dund. Abdoul Aziz Sow Dabakh jërëjëf ñu wàccuwaat ci terrain bi fekk fa Alassane Balde Alassane ginnaaw ba ñu la nuyoo ana lan la ñu mën a jàpp jamono ji ginnaaw bi ñu waxee déjà fan nga ne. alors Mohamed c'est assez compliqué ndax li nga xamante ni mooy nit ñi dañoo mabëj wutale ki nga xamante ni mooy Bougane Gueye Dany fii nga xamante ni mooy cité Senghor ñu nekk ci diwaanu Thiès mu nekk nag en tournée comme fan yii yëpp nga xamante ni mooy ci diwaanu Thiès boobu ba léegi nag mu nekk ci tournée non en troisième mandat bi nga xamante ni moom la initié indil ko Sénégalais ci li nga xamante ni mooy ci campagne législative bi mu nekk nag ay moment fort de ak ñi nga xamante ni mooy askan bi ci wàllu boobu sax xam naa on va sans plus tarder donner la parole au président leader de la coalition Gëm sa bopp Bougane Gueye Dany mu wax ak sénégalais yi gannaaw bi nga xamee ni nag def na tey ji suba li nga xamante ni mooy ngaay bu ñëw Tivaouane tey nag mi ngi fii nga xamante ni mooy à Thiès alors président day en direct sur la Sen TV ban impression nga am gannaaw li nga xamante ni am na fii nga xamante ni mooy Cité Senghor ban impression ci li nga xamante ni moo am. mais sant rek parce que on a vu que partout dans la commune dans les communes j'allais dire les communes parce que muy nord muy est muy ouest fii ci Thiès fu ñu ci def nii moo fa am ñu ànd ak suñu responsable yi fii ñu nekk Cité Senghor ak maam nga xam ne Mabal yàgg na ci taxaw gëm sa bopp ànd ko ak responsable yëpp ñoom ñëpp kenn manqué wul ñoom ñëpp ñëw nañu teew ñu def ay kan wër les communes
yi nekk fii ci département bu Thiès may sant bu baax waa Thiès di sant bu baax ñi nga xam ne guddi ak bëccëg ñu ngi liggéey pour gëm sa bopp lii nga xam ne ñu ngi koy liggéey maa ngi leen di tirer le chapeau ñu ngi jóge Mexe bi ñu jógee Mexe dem nañu Tivaouane mais département bu Tivaouane même mobilisation la ñu fa gis kon yaakaar naa ne yëf yi leer na incha allah dimanche mbooloo mi ngeen gis moom moo ñu topp fépp fu ñu dem ci commune yi nekk ci diwaanu Thiès dimanche benn yaakaar danañu leen duma yu metti fii ci Thiès dimanche opposition bi danañu jël assemblée nationale Macky Sall dafa yaakaaroon ne Bougane Gueye ak gëm sa bopp bu leen génnee ci élection yi dafay yaataa yumbe def lu ko neex juum na ñun waa gëm sa bopp xeex yi ñuy xeexu principe la du xeex pour suñu njariñ ñun waaye xeex la pour Sénégal li ñu bëgg mooy Macky Sall képp koo xam ne génn na la ci ay élection nga takk sa ndigg jàkkaarloog moom jëflanteeg moom parce que sàcc gi ñuy sàcc alalu réew mi war naa jeex toroxal gi ñuy toroxal nit ñi di ko jaarale ci justice war naa jeex yéen waa Thiès ku ne xam na ne sonn ngeen Macky Sall lu ne def na ko waa Thiès tey jii li mu leen fayee mooy mburu ak soow waaye wan ngeen ko ne yéen suur ngeen démb tey doog a dikk kon li ñuy xaar mooy dimanche incha allah responsable yu gëm sa bopp yëpp jotu nañu fii ci département bu Thiès pour une défaite absolue de Benno Bokk Yaakaar une défaite de Macky Sall une défaite qui devra être une défaite psychologique ba nga xam ne Macky Sall dootul xalaat ñetteelu mandat parce que troisième mandat dañ ko fiy tere troisième mandat du fi amee troisième mandat du fi amee moom Macky Sall voilà ñu di ko gërëm bu baax a baax Alassane Balde mi ñu toppal coalition gëm sa bopp ca njiit la président Bougane Gueye Dany jamono ji mi ngi ci Thiès Ngaye Mexe ak tund yu ko wër ci campagne gi mu ne bi mu duppee sax nag non au troisième mandat ngir élection législative yi nga xam ne ci la ñu fas yéene tabbi ci dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 gi ñu ne ñu wel xibaar yi ñun wax ci verdict bi daal di wadd jëm ci mbiruk juróom benn bébé yi nga xam ne dañoo faatu woon lakk ci hôpital Magatte Lô bu Linguère Abdou Sarr mi fi nekkoon ex directeur général bu hôpital boobu ak ñaar ci ay agent yu santé yiñ ci dutoon baaraam ak tuuma ci googlek lakk daan nañ leen di condamné ñaari atu kaso yuñ dul tëdd ñoom ci seen bopp daañu fay ñu ne ñaari million ci sunu ko koppar ci lu jëm ci wàllu ko dommage ci ñi nga xam ne ñoo lorule ci boobulek jéye ñu dem ca Louga fekk fa Galaye Sylla jëm ci juróom benn bébé yi lekkoon ca weeru avril ci atum 2021 ci hôpital Magatte Lô bu Linguère directeur ba woon Abou Sarr ak ñaari soxna yu xëyoon ca service de néonatologie bi ci bisub lakk ga tribunal daan na leen ñaari atu kaso yuñ dul tëdd war nañoo tamit dàmp kenn ci way juru xale yooyu lu toll ci ñaari millions yeneen jigéen yi ci seen i doom faatu woon nag laajuñu ko woon tax yoon joxu leen dara tribunal bi nag ci seen teewaay xamal na leen ne dàqul benn yoon sëgg ci seen i mbir ñoom it buñ yittewoo yooyu lay ndàmpaay Galaye Sylla doon jokk yéen ci tribunal de grande instance bu Louga ngir Zik FM. ñu jégalu ci boobu lekk élément doon Galaye Sylla Fatou Abdou naka la ñu mën a jàngatee boobu lekk verdict ginnaaw jéye ji xew foofule ca hôpital Magatte Lô ñaari atu kaso yu nga xam ne duñ ko dul tëdd. waaw xam nga kaso kenn du ko yéene kenn. rawatina ñoo xamante ne peut-être kilifa lañu ci booba structure sanitaire. muy hôpital Magatte Lô bu Louga wax nañu ko weeru novembre weeru avril la woon ci atum 2021 boobu ba tey peut-être ñi ngi door a am verdict bi dañuy wax ne le temps des hommes n'est pas
le temps de la justice mais yeex na déjà beneen bi moom mooy souvent li moom moo ci am ñi nga xam ne mooy les responsables principaux ils ne sont pas le plus souvent inquiétés peut-être que faaw ñu am benn bouc émissaire boo xamante ne moom la ñuy jox askan wi sexal leen ko wax askan wi peut-être que ñu dal bu ñu déggee ne clameur populaire am na ñu teg kenn loxo dem yóbbu affaire yi ba mu sori après ñu daal di koy atte jox ko sursis maanaam at yoo xam ne du ko tëdd aujourd'hui je pense que au-delà de ce verdict il faut que ñu teg li nga xam ne mooy la prise en charge déjà malades yi ci hôpitaux yi teg question également ci infrastructure sanitaire yi ni mu bindoo jafe-jafe yi nga xam ne moom moo fay am parce que li amoon foofu ci weeru avril su fekkoon ne jàngat nañu ci kon la ñu dal ci hôpital bu Tivaouane kon du am ba ay tout tànk également di ci ñàkkat seen bakkan donc scénario yoo xamante ne tout le temps dañu koy dund bu ñu defee verdict yu mel nii nañuy bàyyi xel tamit askan wi nga xamante ne ñoom ñooy am ay malade di ko yóbbu ci hôpitaux yi ñu fexe ba hôpitaux yi du nekk ay mouroir mais nit ñi dañu fay dem ngir mën a faju ngir mën a génn dellu seeni kër. suuf si la ñu leen daaj Hadj Mansour ak ñaari millions yu ñuy